waaw asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yeeg ak képp kuy safoo bernde ñu ngi leen di indil tey jii seen émission tey nag li ñu leen fas yéene indil mooy maanaam loo xamante ni day nekk ay appetizer muy maanaam entrée donc loolu noonu si été bi dafay neex loolu parce que li ngay mun a éviter loo mun a gën a éviter rek nekk ci waañ bi dafay gën a neex ndax tàngoor beeg yooyu donc tey li ñuy def moom daanaka booy xool amul sax togg booy xool li ñuy def ni lii nag moo siy dem dinañu soxla li lu mel ni ay poivron donc man dama jël 3 couleurs yi muy 3 couleurs wala 4 couleurs sax dama jël bu jaune bu orange ak bu verte ak bu rouge voilà 4 couleurs ku nekk rek yow yaay utiliser bi nga am ma am fii aussi tomate fraîche boo xam ne dama ko jël fejet ko tamit ñu ngi gis ngeen fii ñu ngi yore tamit ay avocat am nañu aussi fromage râpé donc loolu c'est optionnel ku ko bëgg nga def ko ku ko bëggul nga bañ ko def aussi ñu yore fii aussi suñu beurre de coco mais bii nii du saf coco par exemple bii dañu dindi affaire caf ka coco bi yépp beurre laa waroon utiliser mais beurre bi ma yore moom mooy loolu dafa dëgër loolu moo tax aw ma temps décongeler ko ku mu neex utiliser beurre ma yor fii aussi saumon fumé muy jën boo xamante ni dañ koo fumé ma yore fii gis ngeen ay mburu baguette yoo xamante ni dama ko dagg benn bi dafa nekk boo xamante ni c'est fait à base de blé beneen bi nag mu nekk boo xam ne whole wheat la tamit daal ñu am fii aussi pain pita gis ngeen ma fajet fi tamit tuuti soble dinaa am aussi dinaa soxla ay herbe muy maanaam basilic dinaa soxla aussi persil dinaa soxla aussi oignon vert dinaa soxla aussi poobar laaj xorom donc ail en poudre oignon en poudre yi ñoom laay utiliser ak aussi tuuti paprika ak tuuti kaani aussi yore fi tamit basilic bu wow bi tamit moom dinañ ko utiliser dinañ soxla aussi tuuti huile d'olive wala diw boo am rek donc du ñu def rek lu dul daal di ànd ak yéen si waañ wi bismillah voilà gars yi tey jii li ñuy def nag mooy nekk ay série wu genre like entrée lay nekk wala ay amuse-bouche par exemple amuse-gueule lay nekk donc loolu noonu mais man dama koy utiliser sama kër comme des fois repas boo xamante ni jour boobu loolu kese la ñuy lekk façon lekkin boobu la ñuy def donc tey jii dañuy daal di jël comme li ñuy wax bruschetta mu nekk ay genre sandwich yoo xamante ni kenn du ko tëj dañ koy ubbi nii donc mu nekk moom la ñuy wax open face sandwich donc léegi li ñuy def mooy dañuy jël benn bi boole ko ak ay tomate fraîche beneen bi ñu boole ko ak ay poivron am beneen boo xamante ni dañ koy boole aussi ak ay avocat voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii dañuy daal di commencer defar li ma fàtte woon sànq mentionné ci début bi mooy gis ngeen vinaigre balsamique moom laay utiliser ku amul balsamique mun nga utiliser vinaigre bu la neex wala citron tuuti citron donc vinaigre balsamique dafa faraxul moo tax ma bëgg koo def ci recette bii nii dañuy jël nag bu tomate bi la ñuy commencer fi mu nekk nii tomate fraîche bi gis nga dama ko jël dindi xoox bi nekk kii yi nekk ci biir xoox yeeg yooyu daal di koy fejet ba mu sew gis ngeen ko nii léegi ma daal di ñëw ci à ce niveau gis nga ma daal di siy def tuuti ay en poudre su la neexee nga def ci laaj bu fraîche bi ci boppam mais tey jii bu en poudre bi laa siy def nii def ci tuuti oignon daal di def tuuti basilic bu wow bi dinaa fejet aussi bu sew bi daal di ko siy def pour couleur bi nga xam ne dafay mujj rafet bay bëgg a dee macha allah donc gis nga ma daal di ñëw jël tuuti poivre jarul muy bari tuuti rek su la neexee mun nga ci def kaani aussi mais bii duma ci def kaani parce que il faut ma jël sama levure nutritionnelle mu nekk lu optionnel aussi gis nga ma daal di jël aussi tuuti sel jarul muy bari tuuti rek gis nga su ma defee nii léegi gis nga defuma ci soble defuma ci dara parce que bii nii noonu laa ko bëggee ma daal di jël sama tuuti vinaigre balsamique def ci gis nga bëgguma ci def lu bari bala muy gën a changer couleur bi voilà léegi nag ma daal di jël sama tuuti huile d'olive bu fekkee ak
ku nekk rek diw bi nga am tuuti rek daal di ko siy def. léegi nag mën nga xool sa assaisonnement ndax am na loo war a dolleek yooyu daal bala nga koy def si mburu bi. su ma defee nii ma daal di ñëw gis nga léegi nag fii nii su fekkee da nga ko bëgg a def loo xamante ni c'est végétarien nga xam ne it's vegan dafay nekk ñi nga xamante ni du ñu lekk maanaam lenn loo xam ni produit animal la par exemple loolu instant bii ngay arrêté yow nga daal di ñëw def ko ci say mburook yooyu noonu mais man dama ciy def tuuti fromage donc mu nekk fromage mozzarella laay jël tuuti jarul muy bare tuuti kese laay def ku mu neex nag mun nga ko def mu gën a bareek yooyu bu ma ko mélangé ba xool nu muy demee après ma xool ndax war naa dooleem waruma dool na léegi li may def mooy damay daal di jël sama basilic bi nga xam ni bu frais bi la ma daal di koy fejet moom aussi daal di koy dugal fii bu ko defee ngeen gis ñu am suñu ñetti couleur yépp fi mu nekk nii voilà gis ngeen rek comme li ma wax sànq rek ku bëggoon rek instant bi mun nga def kaani daal di ciy def mais dafay am benn bi nga xam ne dafay saf kaani moo tax ma bañ a def ci bii kaani nga xam ne dafay balancer cafka yi daal maanaam voilà man gisoon naa ne dinaa dolli tuuti xorom léegi nag dañuy ñëw rek commencer jël mburu yi daal di koy commencer kii diw ak beurre bu ko defee ñu teg ko ci cin bi wala man ma dugal ko sama e-wave xam nga e-wave bi moom du tàngal kër gi du tout man moom rek mooy tàkk la plupart du temps donc ñu def loolu. voilà gis nga benn côté bi kese laay def li tax may def loolu mooy maanaam dama ko bëgg a toos muy comme lu ñuy wax ni da nga koy mel ni ku koy xaw a mel ni lu koy saaf noonu dooreel ko tuuti pour loolu benn yëf li muy def dafay yokk plus de goût si lekk bi mais aussi dafay tax par exemple tey jii xam nga tomate dafay gaaw a dafa mun a am ndox moom tamit bu ko defee ndox boobu du gajafal mburu bi donc day tax ni affaire bi du gajaf du def dara day toujours croustillant ku amul beurre wala lenn diw mun nga jël diwlin nga daal di koy def nii rek ci kawam nii ndànk-ndànk wala si poêle bi nga koy defee rosé si boppam nga def ko foofu tu vois gis nga jeex na dañuy daal di ñëw rek def ko si poêle bi bu ko defee ñu daal di koy maanaam xaw ko mel ni lu koy saaf si poêle bu amul diw amul dara parce que lii mooy nekk diw bi incha allah. voilà gis ngeen poêle bi lañ teg nii rek amul dara ñu daal di jël yëf yi bismillah teg. gis nga bi pare na dañ koy dindi daal di sauté beneen bi aussi tamit rapidement moom tamit bu ko defee ñu mun a commencer assembler nag léegi. voilà gis ngeen affaire bi pare na donc fi mu nekk nii dañuy daal di dem rek fële commencer assembler comme ça ngeen am une idée nuñ koy defee incha allah. voilà gis ngeen kii baa ngi nii mburu yaa ngi nii ñoom pare nañu ba pare léegi li ñuy daal di def mooy dañuy daal di jël rek yëf yi su la neexee ku mu neex mun nga jël fromage nga jiital ko ci suuf bu fekkee ne da nga bëgg yëf yi gën a toog ci biir ñu jiital ko ci suuf daal di jël lekk yi def ci mais man dama jàpp ni du ko jar parce que kii bi am na fromage bu doy déjà donc li may daal di def rek mooy damay daal di ñëw gis nga def ko ci ku nekk yaay xool nag naka nga bëgg yëf yi kawee voilà gis nga léegi nag nii lay mel léegi à ce niveau si nga koy jël par exemple ki nga xam ne daf ko bëgg a def ci fuuram mu dem dugal ko ci biir four bi sinon bu fekkee bëggoo ko def ci four bi wala amoo four par exemple nii nga koy daal di tegee ndànk gis nga nii ndànk parce que fi mu nekk nii liñ soxla mooy tàngal ak aussi seeyil fromage bi nga daal di jël sa gaz def ko ci setting bi fi gën a ndaw nga def ko dañu soxla rek lu ndaw donc nga daal di jël soit nga jël kubéer wala lenn loo xamante ni mun nga ko ubbee ci yëf yi nga ub ko ndànk nii gis nga man yoruma sax bi nga xam ne moo koy ub anyway mais juste li ma soxla mooy fromage bi kese lañ soxla fromage bi seey léegi bu ko defee ñu daal di mën a dindi ko ci cin bi ak yooyu daal di koy def ki nga xam ni da koy def ci four nag jarul nga koy ub da ngay jël rek dugal ko noonu ci four bi incha allah moom mooy def lépp donc ñu daal di préparer en attendant defar yeneen yi incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii fromage bi seey na léegi li ñuy def mooy dañ koy daal di dindi entamer suñu beneen bi nga xamante ni moom la ñuy ñëw defar aussi donc voilà gis ngeen suñu bu avocat mu ngi nii donc avocat bi dama ko jël rek dagg ko ay cube ci biir comme niñ koy defee chaque fois rek wan naa leen ni ñuy daggee avocat yi sans pour autant xolli ko
donc moom laa jël nii fi mu nekk nii dama ko def rek ay fejet yu xaw a sew tuuti donc moom laay jël nii daal di jël tuuti suñu huile d'olive def ñu jël sel. Avocat moom foog nga assaisonné ko sinon parce que dafa lewet sinon rek du neex dara. ñu jël tuuti poivre levure nutritionnelle optionnelle jël tuuti oignon en poudre ail en poudre ma daal di jël kaani donc kaani bi laay jël rek fejet ko léegi nag ñu mélanger ku mu neex nag à ce niveau bu la neexee nga def ci soble mais man tey dama koy bàyyi noonu parce que ci couleur bi rek laa bëgg a nekk dama bëgg mu nekk bu verte parce que soble bi am na feneen fu ñu koy ñëw def bu ko defee yépp duñu amandoo soble daal. ki nga xam ne bëggul utiliser mburu par exemple ñaari yëf yi ñuy defar yëpp mu nekk bu tomate beeg bii nii mun nga jël def ko ci bool nii daal di jël say biscuits yi nga xamante ni c'est pas sucré daal di ko ciy def mu wërale ko bu ko defee ngay utiliser loolu. dinaa leen wan aussi ñi nga xamante ni par exemple dañu am intolérance au gluten ñoom nu ñu mun a contourner affaire bii nii soit ñu defar comme par exemple gis ngeen bi ma leen wanee suñu mburu yi ak tortilla yi nga xamante ni defaroon nañ ko ak farine de coco yeeg poudre d'amande ak yooyu mun nañu jël yooyu utiliser ko à la place daal di defar seen mburu wala defar tortilla yooyu wërale ko wala aussi su fekkee bëgguñu loo xamante ni dafa am glucide du tout mun nañu jël concombre par exemple utiliser ko à la place boobu dinaa leen ko wan nii bu ñu paree moom mooy nekk bonus yi incha allah. gis ngeen pour bii moom mburu beneen bi lañu jël muy mel ni mburu dugub rek moom la ñu jël gis nga daal di jël yëf yi moom aussi comme bële rek moom duñ ci def fromage defuñu ci dara moom noonu lay nekkee moo tax duñ ko tóoj lu xaw a kawe tuuti dañuy def lu yem nii rek parce que boo koy lekk moo tax ma daggee ko angle yi nii nga xam ne en diagonale quoi nga xam ni day neex a boo koy yëkkatee nii di nga ko mën a lekk mais soo ko daggee mu tolloo nii carrément comme ay cercle loolu dafay xàmp bi day mujj metti daal. voilà gis ngeen bi tam pare na donc gis ngeen dañuy ñëw ko entamé bi nga xamante ni bu poivron bi la donc étape bi su la neexee nga sauté ko su la neexee nga bañ ko sauté man dinaa ko sauté légèrement ndax xale yi ñoo tax mais sinon bu fekkee man kese la mun naa ko lekkee noonu parce que boo ko gënee surtout boo ko gënee teelee mariner sax nga xam ni day xaw a lax tuuti du jar nga koy sauté wala lenn mais man dinaa ko sauté quelque chose comme 1 à 2 minutes yooyu rek daal di bàyyi. comme du fi yàgg léegi laa koy commencer assaisonner ma daal di def léegi sama oignon en poudre ak ail en poudre def tuuti poivre tuuti levure nutritionnelle tuuti sel daal di def tuuti rek ci kaani bi def si gis nga pare na damay jël rek fi ma defoon avocat bi rek gis nga moom laay jël rek sotti ko si duma ko raxas duma def dara bismillah mi ngi nii léegi bii nag su la neexee nga def si sa fromage su la neexee nga bañ ko si def man defe naa dinaa si def tuuti fromage comme ça ñu mun ko tegaat encore si kaw poêle bi bu ko defee def même processus bi comme bi ñuy defar tomate bi rek ni ñu defoon incha allah gis nga damay gaawantu gaaw parce que affaire bi dafa mujj tàng normalement danga koy bàyyi ba mu xaw a sedd nga def ko si mais comme man dama yàkkamti fi mu ne nii dama koy def yëpp rek bu ko defee daal di koy tegaat encore si kaw cin bi bu ko defee tàngal bi sax dudul sax far yàgg voilà ñu taalaat ko encore rek 2 à 3 minutes rek parce que affaire bi seey na ba pare te loolu lañ si jublu donc c'est juste pour tàngal si suuf noonu rek lañ koy doyee instant bi fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw def suñu kii bi nga xamante ni moom mooy suñu 4e kii entrée bi nga xam ne moom la ñuy ñëw defar muy maanaam suñu saumon fumé bi nga xam ne moom la ñuy jël moom kenn du ko def si mburu ku la neex nga def ko si mburu tey mais moom damay changer tuuti histoire de varier un peu donc damay daal di ñëw moom dafa am gis nga dañ ko fumer ak der bi donc der bi bugguma ko def ci lekk bi li may def mooy dama koy daal di lelli tuuti nii rek dindi der bi yépp gis nga fii léegi nag ñu daal di koy tas ku nekk yow yaay xool léegi su la neexee soo fejetee ba pare nga daal di jël say assaisonnement yépp def ko ci parce que dafa neex sedd bu nekkee température ambiante wala nga def ko mu xaw a tàng tuuti
gis nga jarul may nekk di sonn ci fejet bi ba mu kii parce que suñ ko defee ci cin bi buñ koy yëngal ak yooyu day daal di gën a tas encore gis nga ma daal di ñëw rek directement def ko ci poêle bi gis nga su ma ko defee ci poêle bi daal di koy taal donc moom tamit dañ koy def sauté bu gaaw a gaaw 1 à 2 minutes rek lañ koy def juste pour tàngal ko nii rek parce que dafa nekkoon ci frigidaire bi toute la journée donc damay jël nii rek daal di jël tuuti huile def ci donc mu nekk sauté bu gaaw a gaaw dañ koy tàngal rak tak donc mun naa ci def assaisonnement yi ma soxla yi ba mu des soble bi par exemple moom nag duma ci def xorom parce que dafa am tendance di xaw a saf tuuti xorom bii nii dafa neex ba bugg a dee parce que weexul xorom voilà ma ñëw def ci ay oignon ak yooyu noonu donc ail en poudre oignon en poudre ak tuuti suñu paprika bi ak aussi suñu kaani bi ma daal di ko ciy def gis nga mu jeex loolu laa ko réservé woon sauté bi jeex na voilà léegi fay naa gaz bi ma daal di ñëw def ci damay ñëw def ci tuuti citron naa dolliwaat tuuti donc ñu daal di koy mun naa mélanger yépp fii rek benn yoon comme fay naa gaz bi donc ma def kaani bi ak oignon bi ku bëgg mayonnaise nag bu la neexee bu demee ba sedd tuuti nga def ci sa mayonnaise wala su fekkee da nga ciy def mayonnaise jarul nga koy tàngal kon ndax da koy seddal mais man comme tàngaay bi nii mayonnaise bi tey jii soo ko doon yóbbu feneen il faut mu leer la ni fi ngay nekk soit di nga am glace ay glaçons foofu ou bien di nga ko teg ci biir frigidaire sinon rek dafay gaaw a yàq sa lekk mayonnaise bi ci tàngaay bi soo ko defee su fekkee ni da nga doon dem par exemple parc ba di defi ay pique-nique ak yooyu doo ko mun a def daal gis nga mu ngi nii léegi damay daal di ñëw fejet tuuti persil après daggaale tamit tuuti oignon vert bu ko defee ñu daal di ñëw assembler nag léegi incha allah voilà gis ngeen fi mu nekk nii dama am fii tuuti nana menthe ak tuuti coriandre mu nekk persil bu chinois bi donc ñoom laa yore fii li tax ma koy def mooy damay wër fraîcheur comme defuma ci mayonnaise ak yooyu il faut ma indi leneen loo xamante ni moom mooy jox vraiment fraîcheur ci lekk bi te bëgguma aussi yi may def nii dominer goût saumon bi ci boppam donc moo tax ma ciy def tuuti nii rek léegi dama koy daal di fejet ba mu sew ku nekk bu ay fekkee am na loo ci bëggul rek mun nga ko changer def yow selon say goût personnel gis nga ma jël tuuti ci sama oignon vert moom aussi fejet ci tuuti gis nga jëluma sax lu bari ñaari car rek laa jël voilà gis nga mu ngi nii pare na dama koy jël rek daal di koy mixer ci biir poêle bi gis nga affaire bi moom amul ay saltel ndab yu bari déedéet donc nii rek la ñuy jël daal di mixer nii su la neexee nga def ci avocat wala nga xool leneen loo ciy dolli daal yow yaay xool gis nga dinaa ci defaat tuuti huile d'olive juste pour mu dafa xaw a wow nii voilà gis nga baax na léegi dañuy daal di jël sotti ko nettoyer tuuti daal di ñëw nag wan leen voilà gis ngeen kii yaa ngi nii suñu ay lii tapas lañ koy wax en fait muy maanaam kii hors d'œuvre yi nga xamante entrée yi nga xamante ne mun nga ko def ci tàngaay beeg ñàkk a nekk tàngaay donc li ma leen waxoon sànq ne leen pour ñi nga xam ne bëgguñu lekk loo xam ne dafa am mburu like lu am pâte wala glucide ak yooyu am na beneen version boo xamante ni mun ngeen ko def même végétariens yi aussi mun nañ ko def dañuy omettre fromage yi mais dañuy daal di jël toujours rester ci concombre par exemple concombre gis nga yéema dagg ko ay dagguy sew dama ko dagguy dijji mu mel ni kopp nii léegi bu ko defee ma daal di dindi li nga xam ne moo nekk ci digg bi nii bu ko defee ñu daal di ci mën a def lépp li nga xamante ni moom la ñu def ci affaire yii nii dama leen ci wan tuuti rek mais mun ngeen ko yokk carrément dinaa leen wan nu ñuy defee kopp yi par exemple voilà léegi damay jël gis nga ñaar yi amuñu pax wala lenn léegi damay daal di jël soit ma jël sama melon bowl mooy yëf yu mel nii li nga xamante ni boo bëggoon jël tey ji pastèque nga def ko mu jox mu nekk ay bal yu ndaw lii nii nga koy defee soo ko amulee jëlal kudd bu ndaw donc kudd bu ndaw rek kudd da ngay xool sa kudd yi bu ci gën a ndaw nga daal di ñëw ci digg bi la ñuy def donc dañuy commencer di ko mel ni ku koy gas gis nga bu ma defee nii
mu wër daal di may jox li ma soxla ma génnee teg fële xam nga mu ngi nii commencé na def toujours pax bu ndaw mais damay dem ba ci biir ba nga xam ne ci suuf mais du ma dindi lépp dinaa dese loo xamante ni moom mooy téye lépp lu ñuy dugal ci biir donc ma gasaat encore ci biir gis nga mu demaat encore ma defaat xam nga yëf yaa ngi gën a xóot gis nga mi ngi nii mi ngi dem defe naa benn yoon su ma ko defee mu war a baax pour man donc gis nga baax na nii bàyyi naa toujours dara ci suuf daal voilà gis nga jeex na tàkk léegi li ñuy def nag dañuy daal di jël soit suñu kuddu wala même yëf bi ma yore woon rek laay jël ma jël bu ci nekk ma def ci benn comme ça ngeen am une idée moom nag di nga ko def ba mu yéeg ci kaw pour nit ñi xam lan moo ci nekk ku gis lii xam ne avocat moo nekk ci biir donc ñu jël bi nga xamante ni bruschetta bi la bi nga xam ni dañ ko def ak kii tomate beeg basilic bi ak fromage bi ñoom tamit ñu jël teg nii voilà gis nga soo paree nii su la neexee nga def ci sa herbe ci kaw wala nga def ci say persil yu kenn xamul yooyu noonu nga daal di ciy def ci kaw daal di defar donc fi mu nekk nii dañ koy daal di teg ci ay récipient rek après daal di ñëw nag nettoyer. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp koo xam ne rek yaay safoo bernde ñi indi leen tey li ñuy wax tapas maanaam ay entrée yoo xamante ni mun na nekk añ mun na nekk reer wala mun na nekk loo xamante ni da nga koy yóbbu sooy def pique-nique ak yu demee ni ki noonu donc tey nag ñu indiloon yoo xamante ni la plupart de ñoom ay yu végétarien la da maanaam benn bi nga xamante ni bruschetta la ñetti bruschetta lañ leen defaral donc benn bi mu am bi nga xam ne dañ ko def tomate fraîche ak fromage ak tuuti basilic ñu def beneen bi nga xamante ni poivron lañ ci def ñu jël 4 couleurs yëpp ku nekk couleur bi nga am rek ñu daal di koy sauter pour 1 minute yooyu wala 2 après daal di koy assaisonner moom tamit donc boo def ko ci mburu bi def ci aussi fromage ñu indi beneen bi nga xamante ni amul fromage moom kii rek lañ ko defaree maanaam avocat lañ ko defaree donc avocat la ñu jël def ko comme si dañ doon defar guacamole maanaam def ci ay suñu ay épices ak tuuti huile d'olive ñu jël nag bi nga xamante ni boobu bi nga xamante ni moom bu jën bi la bi nga xam ni jën bu ñu fumé bi la muy smoked salmon saumon fumé la ku nekk jën boo fumé bu fekkee bëggoo jën mun nga ko remplacer par ginaar wala yàpp wala lu mu munti doon mais da nga koy fejet bu boobaa wala nga daggate ko bu sew donc ñu boole ko moom ak suñu pain arabe bi donc loolu waroon nañ leen nuñ koy defee ku ko bëgg a xam rek mun nga dem si chez Bilo toujours am foofu tuto yi donc moom la ñu jël noonu daal di si def tuuti huile d'olive ak ay assaisonnement ak aussi tuuti kii aussi oignon donc ku mu neex nga def ci mayonnaise mais comme tàngaay bi lañ nekk bëgguma ci def mayonnaise sinon rek damay daal di fexe di muy nekk toujours fu sedd léegi nag ñu daal di leen defaloon bi nga xamante ni moom mooy bonus bi muy maanaam pour ki nga xamante ni moom ay lu am patak ki nga xam ni dafa lactose intolerant par exemple wala nga xamante ni mënul lekk glucide muy maanaam lépp loo xam ne dafa am carbohydrate moom mun na jël mburu bi à la place de mburu bi mu remplacer ko par concombre soo amul concombre courgette mun na ko def aussi moom mooy summer squash donc courgette boo ci am bu jaune bi wala bu verte bi même chose lay def te boobu sax mooy dàqati parce que moom du am ndox du def dara donc moom la ñu jël dagg ko dagg yu xaw a dijji tuuti daal di dindi li nekk maanaam yàpp bi nekk ci biir bu ko defee ñu mun ko utiliser comme ay kopp même yëf bi tamit mun nga ko utiliser pour def ci ay par exemple ay jus ak yu mel ni ki noonu te du senn du def dara pour boo buggee changer tamit donc ñu boole woon leen ay jus de cocktail yu nga xamante ni defal nañ leen dinañ leen wan tuto yi tamit di ngeen ko gis ci chez Bilo donc du ñu def rek lu dul de remercier leen di leen wax vraiment merci gis nañu bu baax jàppale bi surtout ci weeru koor gi moom macha allah mention spéciale laa leen di wax donc buñ ko arrêté nag ci koor bi kese nañu continuer parce que yeneen a ngi ñëw te dugg nañ ci été beeg yooyu donc yeneen xeetu baax ñu ngi ñëw incha allah di leen wax ni vraiment ñu ngi leen di remercier du fond du cœur di leen baaluwaat encore une fois ak yéen ñëpp di leen baal aussi di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah